ndax liste yi bi ñu génnee ba ku nekk gis sa position am na ci ñoo xamante ne nii am nañ ci mbett waxtaan wi mu ko seq ak Mouhamed Jo Diop. jërëjëf Macoumba Beye Cheikh Bamba Dièye ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sama sëriñ. yow yaay suñu gan ci rajo Futur Média ci xibaaru guddi gi ma fàttali ni yow yaay secrétaire général bu FSD/BJ nekk tamit membre de la conférence des leaders bu coalition Yewwi Askan Wi Cheikh Bamba Dièye gannaaw bi nga xamee ne am na ab liste bu fuité ci réseaux sociaux yi. yow ak yeneen parti def ngeen déclaration ngir wone ne da ngeen mer waaye baat yi ngeen utiliser bokk na ci mbuxum népotisme maanaam jël sa ñoo xam ne say ñooñ ne dugal leen ci mbir boo xam ne yeewuñ ko ak yeneen baat yu dëgër est-ce que mbir yi ëppul nag wax dëgg yàlla. wallaay ëppul li tax ëppul mooy yéene ju rëy ji nga xamee ni Yewwi Askan Wi daf koy yanu muy yéeney Sénégal yéene bi doomu réew mi am pour soppi doxalin wi ak tëralin wi ci biir réew mi. coalition bu rëyee ne Yewwi Askan Wi def jaloore gu toll na jaloore gi mu def ci réew mi yelloowul ci moom yelloowul ci ay leaderam ñu dem ba nga xamee ne déposé nañu liste yi te ay kilifa yu bokk ci conférence des présidents te duñu benn duñu ñaar ëpp nañu fukk ak juróom dem ca kaw mu wir leen ni ñoom xamuñu dara ci liste yi nañ la demee. kon yéen boolewuñu leen ci liñ ciy dégg. liñ ciy dégg mooy li nga xamee ne moom la ñuy foree ci wéwu ci mbedd mi ak jëlee ko ci biir réseaux sociaux yi yooyu lañ tax ni ak li nga xamee ne moom la ñuy jàng ci biir législature yi ak ni ñuy gis ni moom la ñuy dérouler liste yi ñuy jot ni dëgg war nañu charte bi nga xamee ne moom la ñuy sàllale woon suñu diggante muy li nga xamee ne mooy tëralin bi nga xamee ne moom la ñu waxoon ni moom la ñuy ànde jàppalante dimbalante yokkante ba képp koo xamee ne am nga wàccuwaay woo xamee ne dëgër na te am na doole te taxaw na kenn du la fa bundaxataal kenn du la ko yàqal defal nañ ko ñenn ñi ba gis nañ ñi defal nañ leen lu ëpp ñeneen ñi ñu xañ leen ko ba xañ leen lu jaaduwul te nag dëgg-dëgg bu fekkee dañuy taxaw ci benn kuréel nekk ci opposition bi suñu yéene moo di fexe ba réew mi jàkk te ba pare nag ñu bëgg a jël ay jukko yoo xamee ne moom la ñuy sikkee Macky Sall comme parparloo comme taxas jëmale sa bopp comme ñàkk ormal nit ñi ak ñàkk yamale nit ñi yooyu laa ni du jàll du dem te baaxul ci réew mi baaxul ci Yewwi Askan Wi moo tax kuréelu parti yooyu nga tudd ñu mat fukki parti ñoom ñoo taxawandoo te ñoom ñëpp bokk ci conférence des présidents bu Yewwi Askan Wi dénoncé loolu te du ñoom rek am na yeneen benn yu bokk ci biir Yewwi Askan Wi génne ni ñu ay communiqué ñeneen ñi ñu ngi xaar ba liste officielle yi génn pour ñu wan leen ne ndekete yoo kenn investiru leen bokk ñu fenn te yooyu yëpp ñuy ay borom yi cër ci biir li nga xam ne mooy Yewwi Askan Wi. léegi kenn boolewu leen foo leen jëm seen xeex bi fan la nar a jëm exactement. xam nga xeex bi ñun dañoo juddul Yewwi Askan Wi def ci coono gu mat dox ci wax ci ànd ci liggéey laata Yewwi Askan Wi du judd def ci ay taxawaay yu am solo yoo xamee ne moo tax tey ji Yewwi Askan Wi toll fii mu toll nii yooyu yëpp bu amee muy suñu bébé ñun ñëpp di suñu doom ñun ñëpp rax si dolli muy une demande sociale Sénégal yi yëpp ñu ngi taxaw am lu leen naqari loolu ci dem mbiicoog mbaaloo bi am ci biir Yewwi Askan Wi bu doon seen sago kenn du wax dara léppay baax ñëpp ni pat mais nag dafa am loo xamee ne mënta nekk te warta nekk ndax lépp lu ñu araamal ci Macky Sall waruñu ko daganal ci suñu biir loolu moo tax ma ne la lii du dem du jàll li war kañ mooy ay nit bu ñuy ànd dañuy nawle wonte dañuy fonkante dañuy joxante cër mënuloo ni yow mii bu cër bu dee ñaar fukk nga jël fukk ak juróom ñett ñi ni yéen ñi fukki yi ci des te partagé wu leen ñaar yi ba pare jóg taxaw ni yéen ñee da bëgg nguur ak bëgg place rek kay tax ngay wax waa ki jël fukk ak juróom ñetti cër bàyyi mbooloo ma ca des ñaari cër kooku bëggul place bëggul cër moom donc yooyu il faut que nit ñi yokki seen taxawaay yëkkati seen taxawaay méngale ak aspiration réew mi ndax ñun ñii nekk ci biir Yewwi Askan Wi suñu trajectoire politique moo maki poste moo maki ay cër te ku ñu xam ku nekk xam nga ne depuis ba ñu taxawee ci biir politique li ñu mës a jiital mooy yërmande yaatu ak pas-pas jëm ci bépp doomu Sénégal boo xam ne nekk nga ci jafe-jafe wala nga nekk nga ci situation bu ñaaw wala nga nekk nañu si ñu lay jaay doole. képp koo xamee nag mën nga jël sa temps jël sa jot jël sa yéene jël sa taxawaay ak lu nekk mën la see fekk ngay taxaw ay nit yoo xamee ne bu ñu taxawee duñ la jëriñ yow kooku wane nga ne yow am nga pas-pasu dimbali Sénégal ak doomu Sénégal yi kon personne waruñoo mën a taxaw di ñu wax ay détails yoo xam ne intéressé wuñu du suñu taxawaay. ñu ngi ci biir Yewwi Askan Wi. naka ngeen fas yéene toogee ci biir Yewwi Askan Wi est-ce que waaw mais est-ce que duñ leen dàq tamit su fekkee da ngeen di continuer di kaas loo xam ne xëy na neexul kilifa ya fa ne. yaakaar naa ne ña fa nekk ay nit lañ yaakaar naa ni aussi ay boroomi xel lañ waaye waxtaan na neex yaakaar naa ne ay responsable lañu ndax dàq kenn ci biir Yewwi Askan Wi ak boddi kenn ci biir Yewwi Askan Wi def lu dul dëggalal ak dëgëral ñaawteef yi li nga xamee ne moom la ñu def ndax
képp koo xamee ni da nga nekk ci opposition bi am aspiration diriger réew ñu ne la kaay ñu def reddition des comptes nga lànk kaay ñu indi transparence nga lànk kaay ñu yemale nawle yi nga lànk ñu jox la benn cër nga def ko tuba yu paate mu yem ci paate képp wala nga def ko séddale bukki bii ñuul bi sàmba bi des njëkkante la te njëkkanaat yi loo muus loo am doole nit ñi am nañu fulla ak fayda boo xam ne dina la joxoñ wax ni la lii nga def du dëgg du yoon bu fekkente ni loolu mooy tax nag nga ne da ngay dàqaate kon nag yaa ngi dëggal nit ñi ni ku mën nekk ci biir opposition néew doole di jaay doole di boddee di dàqee yaa ragal nañu ni am nañu njort bu ñaaw ni boo gënee amee doole mu gën a yées ci nit ñi yooyu la ñuy bañal Yewwi Askan Wi ndax ba léegi Yewwi Askan Wi moo fi nekk ba léegi Yewwi Askan Wi moo war a Yewwi Askan Wi te ñun ñëpp dañ cee war a jàpp bëgg nag mu baax bëgg mu taxaw fa mu war a taxaw bëgg mu nekk en conformité ak aspiration wu Sénégalais yi moo tax duñ fi taxaw di nelaw di seetaan muy dem bay ëpp ndax magum waxoon naa ko moo gën fuuf magum xamoon naa ko ndax dañoo dund situation bu mel noonu en 2012 nit ñi indi fi ay dige yu dul jeex ñëpp gëmb te gisoon démb ak bërki démb ay actes yoo xamee ne musiba naaru lay la ñu seetaan que ba mu demee ba jor nguur gi téye ko lu ñu naqari rek lañ ca gis ndax wolof nee na bari na lu feeñ ci sëy niroo woon na sa ngoro la dañ ko nanguwuloon fay. léegi li ma la bëggoon laaj tamit on est responsable nag pour éviter ça. li ñu la bëggoon laaj tamit nga dëggaloon ñu comme déet wax ngeen tey ci suba ne am ngeen groupe WhatsApp boo xam ne yéen ñëpp a ci bokk. waaye kii administrateur bi di Ousmane Sonko lu ci waay wax loo xam ne neexu ko surtout rawatina temps yi ci wàllum investiture yi ñu daal di lay génnee est-ce que loolu looy dëggal la wala loolu aw lay la kese. loolu moom dama jàpp ne suñu jaanu biir la waaw dama jàpp ne suñu jaanu biir la dinañ ko gérer suñu biir parce que tamit il faut que pas nit ñi yaakaar ne dañ fii nekk pour tas Yewwi Askan Wi ak wax loo xamee ne day yàq Yewwi Askan Wi man di Cheikh Bamba Dièye du ma ko defal kenn waaw on n'est pas dans ça. On va tout boo gisee li ñuy dénoncé nii c'est pour dëgëral Yewwi Askan Wi pour mu nekk ci place am fees ka mat ko te mu bañ a trahir aspiration wu nit ñi mais je ne serai jamais dans une situation boo xamee ni damay nekk pour di tabax loo xamee ni dafay indi fragmentation parce que bu boobaa kër petax day lakk-lakkaale kër njugub et tout le monde va perdre et c'est pas le but. gis nañ aussi ne opposition bi bari nañ xuloo trop seen biir ak tamit wàll rawatina diggante coalition bi ci gën a fës mooy diggante Aar Sénégal ak coalition Yewwi Askan Wi ñëpp xam nañ ko. est-ce que lu ñu mel du continuer fragiliser maanaam néewal seen doole bu baax a baax ngir jàmmaloo bi ngeen di waaj seen diggante waa coalition Benno Bokk Yaakaar. li nga loolu ci ndof la bokk. loolu ci ndof la bokk. ak waye di ak ñàkk xam sa place il faut que nit ñi respectente nit ku nekk am nga sa bëgg-bëgg. nit ku nekk am nga sa place. fii kenn mënu fee wax ju rëy ba defe ne yaa gën nit sa morom wala yaa ko gën a ëpp patriotisme wala yaa ko ëpp engagement loolu wax ju yàqu la. te léegi sax d'ailleurs histoire politique ci Sénégal moo wane ni lépp jaxasoo muy Yewwi Askan Wi di pouvoir bi foo ci dem ci biir opposition bi ak ci biir pouvoir bi da ngay gis nit ñoo xam ne ils sont comptables de la gestion du parti socialiste ñeneen ñi sont comptables de la totalité de la gestion de Maître Abdoulaye Wade te tey jii ils se retrouvent ñii au pouvoir ñii à l'opposition donc il faut que nit ñi def am un peu d'humilité ci taxawaay bi te bu ñu bëggee combat bi ñuy combattre ci biir opposition bi am mujj gu rafet il faut que ñu jàng respectante wu Aar Sénégal ay citoyens woo fa nekk ay doomu aadama ay gor yoo xam ne réew mi la ñu bëgg wuute bëgg-bëgg moo tax marchandise su tubaab di jar Yewwi Askan Wi ay citoyens ki responsable yu bëgg réew mi ñoo fa nekk na ku nekk respecté sa nawle ñu bàyyi affaire bi te jël contradiction principale bi teg ko ci suñu kanam suñu contradiction principale du wàññante weex-weex entre membres de l'opposition contradiction principale bi mooy li ni gàññi suñu kanam te matul dara taxaw fatt nit ñi yàq li nga xam ne mooy perspective emploi ak stabilité sécurité état de droit ak justice su réew mi te am benn tur di tudd Macky sant Sall ak ñi ngi mu àndal ñooñu ñooy contradiction principale bi bàyyi fa loolu nag di toppatoo sa nawle bi nga xamee ne yéen a bokk li ngeen di xeex loolu ci mata di la bokk et je pense que ni si ñaari camp yëpp nag ak seeni militants il faut que nit ñi nag bàyyi fàtte affaire boobu te jéem a xool intérêt sénégalais yi xool coono gi sénégalais yi di dund xool jafe-jafe yi sénégalais yi nekk te jéem leen indil ay proposition ay xalaat ay tëralin ba pare wan leen ci seen comportement njub ak maandute respect équité ak démocratie bu war a tax sénégalais yi déposer seen confiance ci ñoom ñu mën a ëllëg dimbali sénégalais yi parce que réew mi sonn na te sénégalais yi mérité wuñu situation bii ñu dund loolu moo ëpp doole fuuf ke naan maa gën Yewwi wala maa gën Aar c'est du rien teguwul fenn te ña koy wax ñoo gën a doye di ñëpp ñoom. alors dama bëggoon ñu jeexal ci ñaari cas pratique rek. bi ci njëkk Cheikh Bamba Dièye mooy mbirum liste bu Dakar nee nañ respecté wul parité bi d'après information yi nga am est-ce que liste boobu recevable na waawam déet.
de manière claire li wér bu wóor moom pour liste mën a recevable il faut que mu respecte parité bi fii mu nekk nii man xaw ma ban liste la ñu déposé ndax gis naa rek ab liste bu ñu génne boo xamee ne ñett ñi nekk ci suuf ay góor lañu te loolu dëppoowul ak charte réew mi mais je pense que ni fii ñu toll nii dafa am ay situation bu ñu fa tollee dafa am nu ñu war a interpréter affaire yi ndax yenn yi bu amee pense que ni ci sama yaakaar erreur matérielle la war a doon te erreur matérielle yi il faut que ñiy interpréter ci texte yi interpréter esprit wu texte bi te bañ a taxaw de manière caricaturale ci loi bi tey jii boo demee ci wàllu googu ñu ngi wax en même temps ci côté bi ni liste Benno Bokk Yaakaar la ñu déposé ci seeni ay lu mu tudd ci ñi leen di jox ci ay parrainage ëpp na la nga xam ne moom leen laajoon mu daal beneen entorse ci affaire bi te ñun ñëpp xam nañu ni addina du yàgg mukk ba ñu invalider liste Benno Bokk Yaakaar te man damaa jàpp ni lépp lu valider liste Benno Bokk Yaakaar war na mën a valider beneen liste mu mën a doon y compris liste Yewwi jëm ci département yi ndax am na loo xamee ni kat ñaawteef la ndax écart bi am ci local yi nga xamee ne ay junniy citoyens yu dëkk Dakar ñoo wane ni ñoom Yewwi Askan Wi la ñu àndal ñoo wane ni ñoom seen pas-pas ci Yewwi Askan Wi lañ ko def seen confiance ci Yewwi Askan Wi lañ ko def je pense que ni ñooñu niilal leen wala niilal seeni aspiration te xam ko je pense que c'est très grave c'est aussi grave que valider une liste boo xamee ni nekkul en conformité avec la loi. jërëjëf faf nga tontuwaale sax ñaareelu laaj di cas pratique bi ma la bëggoon soumettre kon dañ lay gërëm bu baax a baax di la sant Cheikh Bamba Dièye. jërëjëf. di fàttali ne yaa nekkoon suñu gan tey ci rajo Futur Média ci fàttali tamit yow yaay secrétaire général bu FSD/BJ di parti boo xam ne moo ngi bokk ci Yewwi Askan Wi yow sa bopp nga bokk ci conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi jërë ngeen jëf mbokk yi ci teewlu bi ngeen ñu doon teewlu ci rajo Futur Média gan gi la woon ñu bàyyi leen ngeen wéyal ci rajo Futur Média li des ci programme yi. jërëjëf Jo fii la ñuy faf yam fàttali sax li ci gënoon a fes muy xabaaru RFM kaddu yu njëkkee général Cheikh Wade Semga ca cong ya nga xam ne armée bi ma ngi koy song rebelle ca Casamance mu ni du dakk mukk li fi ak base yëpp tasuñu leen ba ñu jeex tàkk te jàpp nañ foofee lu toll ci 145 tonnes yi yamba. Maabo ca Kaffrine lu ëpp ñaar téeméeri xaraki nag ñoom ñoo fa dee xob yu ñu lekk moom moo ko waral ñu ni nag ki ko def moo ko tey da ko gortal ba noppi indi ko ci caawa gi fi xar yi di naane ñu lekk ko di dee. fukk ak juróomi réew CEDEAO yëpp bu ci nekk lu la cour de justice CEDEAO wax da nga koo war a def kon nag arrêté Ousmane Ngom daf fee war a jóge ndax nee na fi jóge Moustapha Diouf magistrat bu xam-xamam màcc ci CEDEAO moom moo ni gisee. Aly Ngouille Ndiaye ni Ngouda Mboup dafa juum déposé parrainage yu ëpp taxul ñu invalider sa liste bu fekkee da ngaa ëppal li nga ëppal rek la ñuy sànni mu ni 2019 ci présidentielle ba mu ne su ko méngale ak li nga xam ni moom moo am ci bii lay yoon ak waa Benno Bokk Yaakaar te booba sax Malick Gakou ëppal gi mu ëppaloon ay parrainage taxul woon nag ñu daal di dàq listam ñàkk mën a remplacer ay doublons yu bëri moom moo ko waraloon ci ñaareelu yoon ba. Barthélémy Dias ni Saliou Sarr du mandataire Yewwi Askan Wi lan moo tax kon mu mën a dugg foofee ca biir direction générale des élections di fa déposé ay liste te Déthié Fall nee na liste bi gën bokkut ak moom bi mu déposé. muy li ci gënoon a fees kon ñu yem fii di leen gërëm bu baax a baax ca kanam tuuti ngeen ànd ak Jean Paul Ndor ci xibaari français yi 23h ab flash minuit RFM nuit Mamadou Omar Ba jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm. Bawol Média FM kub xolam xajam ba mu tax mu foñ ak bëggam du feeñ ndaxi bañ nangu jël na cëru bañ dëgg jib tey ndam laa ngi nii ñoo ko sañ Bawol Média am na ndam Gaynde Njaay ci digg mandi fitam du ko xañ bëggam lu mu teg bëtam ndam la ca am mbottu yey ngoox du tee mu raq ndiggam Bawol Média FM daal mooy rajo bi ngeen di xaar ngir matal seen yaakaar. yéen a ngi déglu Bawol Média FM. yéen a ngi déglu Bawol Média FM. Bawol Média FM rajo bi làmboo xam-xam te dëppoo ay njariñ. Bawol Média FM ñun daal moom lañu safoo. ci dëgg-dëgg lii moo di rajo.